en orientation budgétaire damay ñëw pour marquer l'empreinte de l'école comme yàlla dogal na ne nga da ngeen di procéder pour la clôture des écoles par zone donc loolu dama leen koy nangul bu baax de toute façon na nga jàpp ni école bi ma nekk muy école Kër Thiaf daal sunu voilà beneen bi ci topp nag mooy le problème de la mutuelle de santé communautaire bi nga xamante ni man maa koy jiite ñu am problème de casement de la gérante amuñu fu mu casé wu tout chaque fois ba bu yàggul rek dañu dem ci hôpital bi pour jéem a naxante ak l'ICP pour mu wutal ñu benn bureau benn espace bu mu ko dugal foofu malheureusement ba léegi nii loolu dañuy nekk di taqalante ak moom ak cantine Ndoura Sène bi donc loolu aussi ñu ngi la ci interpellé bu baax beneen bi ci topp xam naa pour bañ a kii ñun wàcc la Dakar dañu élaboré woon benn plan d'action pour la mise en place d'un espace vert de vie comme ni ngeen ko waxee loolu aussi c'est l'occasion d'en interpeller li nga xamante ni mooy la commission domaniale parce que commission yi aussi dañoo xaw a transversale. ndax 96 villages fu mu nekk nit ñi di feebar di faju ji war nañ ko mën a def ci seen biiru dëkk te dama ne suñu amee district ci li yokk développement Touba Toul ndax kiy jóge fii dem ba Tiwaawoon ngir dindi bëñam wala mu jóge fii dem ba Tiwaawoon ngir dam-damu doomam wala leneen su yemoon Touba Toul dina ko gën a développer te lam temps ba mu cay jël du ko ci jël beneen bi si loolu bëri na tamit ay poste de santé yoo xam ne ñu ngi Touba Toul amuñu matériel de seen ambulance baaxul point bi nga xam ne nag mooy gën a sooxeel Touba Toul mooy bëri na poste yoo xam ne amul personnel qualifié te nit buy dugg ci mbirum santé dafa war a xam lan mooy santé ndax kenn du dem di faju ci nit te xam nga ne kii may fajoo ñoo yeewandoo xamul dara ci santé may dem mu di ma piqûre wala mu may jox ay doom ñu naan poste de santé yi nga xam ne ñu ngi Touba Toul monsieur le maire li ma ci bëgg mooy ñu defaraat ko utal leen ay matériel en plus ñu teg fa ay personnel qualifié parce que bëri na ñu am ay diplôme teguñu leen fi jël ay ñoo xamante ne ay kii wa tax loolu nag ñun Touba Toul ñoo ko war a xeexal suñu bopp. man nag samay mbir mooy li may njëkke mooy wàllu santé ci laay njëkke ndax ñun dañoo dëkk diggante Touba Toul ak Jaxaaw fa nekk ay 6 kilomètres de plus te santé moom dañ cee gisu suñu bopp ndax suñ jigéen ñi toll ci accoucher suñ jógee Jaxaaw jëm Touba Toul accouchement à domicile ku ne xam na ne baaxul mais nag amuñu ci pexe ndax soo jógee sa kër sa saret nga am amoo carte de santé amoo ambulance amoo dara kon soo fa jógee saret rek nga mën a takk aw Touba Toul te boo accouché ci yoon yi soo du ñëwee balaa ngaa dugg district da ngay joxe 10 000 francs ñu doog a laal sa malade loolu ñu lay ñaan monsieur le maire nga jàppale ñu ci. deuxièmement maa ngi wax ci wàllu mbay mi ndax ñun ay dóorkati waar lañ mais amuñu moyen am nañu teen yu am ndox kuñ ci jàppale ay machine pompe dinañ liggéey ku ñu jàppale tamit suñu xale yi xasaay ci Serigne Touba yi rek ci la ñuy yëngu mais su leen dikkalee ci naaju la ñuy tànt du ñu am fu ñu toog mais dañuy jaayante nekk ci naaj ba am li ñu bëgg suñu jàkka ji amul mbaar suñu yoon bi soo jógee fii Touba Toul bu la timis fekkee ci yoon yi soo fay transport 3500 clando du la indi dañ ne naa seen yoon yi baaxul am na suuf ba pare ran bi jëm Kër Samba baaxul loolu tamit ñu bëgg ñu ngeen jàppale ci ñu baax a baax a baax a baax yal na leen yàlla jàppale comme temps bi mayewu ko ñu dagg ko foofu yal na leen yàlla defal gaalu xéewal buy daw ci géeju baawaan. ci dolliwaat rek du bari problème ambulance bi rek laa ci doon dolli ak wàllu garab ndax ambulance fan yëpp dañoo am problème référence bu ne jàllale malade dañuy bind référence ba pare di wër lu ko yóbbu loolu risque bu nee ngi ci dañ kuñ ci mën a jàppaleen mu baax ak wàllu garab kuñ ci mën a dimbaleen ñu baax beneen bi ci wàllu éducation laay wax wàllu njàng mi suñu xale yi chaque jour dañuy dox 3 kilomètres di jàngi 1 heure di wàcc di ñibbis dafa metti ba démb rek bi ñuy wàcc daa am oto bu leen topp bi ñuy ñëw benn ku doon taxani moo leen sauvé xale yi dañoo jooy bu dugg ci biir dëkk bi loolu metti na bu ñu mënee am benn salle de classe nag ñu jàppale monsieur le maire. ndax histoire day am yoo xam ne da koy retenir loolu li ma ciy njëkkee mooy maternité bii am na histoire bu rëy bu ci am du lu ñuy fooye 72 bi ñu ko defaree dëkk yi fi nekkoon am na mag ñu baax ñu fi nekkoon bu ñu leen tuddee ñi fi dëkk danañ ko xam ñëwuñu woon ay caaxaan pour sanc fii
loolu bu ñu ko waxee dinañ ci xam dara parce que Kër Lamane rek bi muy ñëw Mor Binta mu ngi woon ci kaw néeg bi ñu di fecc di wendeloo moom di ñëw kon am na lu ñu newee woon néeg bi néeg yooyu li ñu ko sampe woon duy caaxaan te ba léegi lañ ko sampe woon mu nga fa te amatut fii ku ko mën parce que nag bu leen fàtte ne 72 ba fii nu toog nii ba ni ñu dindi li fi nekk maternité bi jigéen génnewu ci ñu évacuer ko yóbbu ko mu dem ku fi mës a ñëw mucc nga ci jàmm ndax mag ñee ko fi def kon loolu patrimoine UNICEF la ak patrimoine sunu maam yu baax yi fi newoon loolu ñu delloo ci xel site boobu veillé ci bu fekkee ne hôpital day am bala leen di dem def ko foofu noonu parce que li fi mag ñi def amatul ko ko mën ci commune bi loolu na leer parce que bi ñu koy def am na ci bés boobu damaa booy parce que war naa fos ñaari yoon am fu ma yónni dellu si ñëw ma ñëw taxere demaat ñëw ci bés boobu kon xam naa la te la am na ci boog lu ma xam ñaareel ba mooy nit mënuta dund amoo ndox moo xam ne mii mu walaabal la moo mën a naan mën cee sangu mën cee jàpp mbala nga am diine te amoo ndox moo sete ndox dañoo am problème am kooku priorité la dañ cee war a wax ak fu ñu mën a dem rek ñu wax ci ndox mi luñ ci daj duñu toogati di ko wax parce que ay nit a fi newoon te ñu ngi ko doon gis kon bu ñu waxee ne ndox priorité la war nga cee bàyyi xel te am na ci luñ la doon sonal avant lii nga toog kon dañ lay gën a sonal mais duñ la bàyyi askan wi rek moo ñu ci dugaloon dafa xat nag situation bi critique mais nit it am réew mënul a développer sans ñu wax ci mbéy mi exode rural bi bu fi bëggee jóg il faut mu am ay projets yu jàppale nit ñi ñu am lu ñu jàpp fii ci dëkk bi mën fee toog ñett la nit ñi rawante ak mala yi soit nga lekk ñetti fan boo ko noppee lekk ñetti fan nga yegg fi mala yegg boo gisee mét di nga ko lekk nit boo ko bëggee dimbali da nga koy seetal pexe lu mu mën a reyante ji mën a lijjanti boppam dootu la xaar kuy wekki njowaan da ngaa bëgg a fiixlu loolu lañ la yaakaaree foofu ngay taxaw. renouvellement di place yoo xamante ni nii place de manifestation culturelle comme foo xamante ni par exemple comme Ndaalaan par exemple place la boo xamante ni nii at mu jot dañu fi def benn manifestation culturelle muy ak fil goo xamante ni nii du séeréer si kese tout lépp ko xam ñëpp a ci ñëw itam mu nekk place bu am solo des na ko recensé boole ko ci recensement bi ñëw jëbal ko monsieur le maire mu def ci ak commission culturelle liggéey bi mu ci la def. dinañu itam jël culture bi nga xamante ni moom la ñu am ci Touba Toul d'une manière générale bu may wax culture nag waxuma séeréer si kese culture c'est partout da ngeen a xamul ne ay jàng yii jàng am na benn partie boo xamante ni ci commission culturelle la bokk parce que ay woy la donc yooyu yëpp maanaam bokk na ci yoo xamante ni nii maanaam dinañ ci jublu comme ni ñu ko waxee recenser par exemple maanaam place yooyu yëpp maanaam li ñu ci war a def ñu def ko patrimoine bi Touba Toul dafa am patrimoine damaa jàpp ne am na ñoo xamante ni peut-être xamuñu ko waaye man day def damaa jàpp ne ndax dëkk boo xamante ne nii Sénégal ba mu daj moo njëkk am maternité maanaam le Sénégal voire l'Afrique de l'Ouest moo njëkk am maternité boobu nekk benn site boo xamante ne nii patrimoine mun na nekk sax patrimoine mondial nekk fii ci Touba Toul ñu war koo jël maanaam sauvegarder ko dañ ko garder ko saytu ko téye ko ak ñaari loxo ba ñëpp xam ne maternité bii moo jiitu ci Sénégal maternité boobu bu ñu bëggee xool muy yàqu loolu maanaam culture fekkewu ko. tamit emploi des jeunes dafa poser problème ici à Touba Toul te dafa am lu ñu wax la fonction publique locale peut-être à travers la fonction publique locale peut-être di nga xaw a mën a réserver tuuti gab boobu nga xamante ni am na ci wàllu emploi des jeunes. Abdou wax na ko léegi wàllu éducation dafa tumuranke à Touba Toul mais le plus souvent pauvreté mooy waral loolu boo gisee xale yu jigéen yi ak yu góor yëpp képp koo xamante ni vacances jot na nga dem Dakar rek c'est parce que kooku boo xoolee ba ca biir su école di ubbi fourniture scolaire am moom moo koy jëndal boppam kon problème pauvreté day posé à ce niveau. beneen bi ci topp mu nekk formation professionnelle dégg naa ñu wax éducation mais waxuñu formation professionnelle comment dirais-je encore Alpha xaw ma da nga ko sauté xaw ma dama ko man maa ko déggul formation professionnelle dafa am solo
parce que du ñëpp ñoo mën a continuer def ay études supérieures à travers la mairie war nañ mën a def une collaboration boo xamante ni dañuy wër dans les écoles def ce qu'on appelle détecteur de talent parce que am na koo xamante ni nii peut-être mënta exceller dans l'enseignement supérieur mais am na beneen volet boo xamante ni boo ko ci suivre am na compétence foofu am na ñoo xamante ni ñu ngi def ay bricolage ñoo xamante ni ñu ngi boo leen suivre mën nañ beneen métier boo xamante ni en dehors de l'éducation même bu ñu deful ay études supérieures soo leen jàppalee foofu tamit dinañ dem ci wàllu agriculture dama gis ne ici à Touba Toul li ëpp on dépend de l'agriculture sous pluie c'est-à-dire day taw rek ñu béy mais bu tawul du ñu béy léegi béykat bi nga xam ne moom day toog ñetti weer béy toog juróom-ñeenti weer du def dara kooku war nañu mën a def de telle sorte que dinañ organiser village bu nekk mu am benn genre tookër comme ni ñu ko daan tudde nga xam ne dinañ fa béy loo xam ne waa village bi yëpp dinañ ko soxla beneen bi ci topp moom dinaa xaw a broché foofu rek waxaale sama dëkk dudul ñëw nga fa campagne électorale yaakaar naa ne lamp yi entreprise bi monté foofu leerul suñ maire bi fi nekkoon moo ñu mayoon juróom benni lamp yóbbuwaat yeneen ñaari ci des ci la muy juróom-ñetti lamp mais lamp yi moom bu guddee buy tàkk day mel ni sondeel ak ñi ma janoon ñëpp li may jëkk a wax ngeen ne courant du compétence transférée xam naa ko de ndax lu tuutut def naa décentralisation xam naa les 9 domaines de compétence waaye du ma taxaw fi dëkk njéeri te waxuma ci courant na ngeen ñu ci dimbali man su ma taxawee sama jëma rek courant lay laaj bon léegi am na li ma la bëgg a wax nag yow monsieur le maire li ma la bëgg a wax di la ko jëkk a wax mooy leer na ma ne yow sa digaloo suñu dëkk def da nga digaloo ak sa benn moroomu maire muy Talla Diagne te yéen a digoo tool maanaam yéen a digoo dëkk ba te dafa am site boo xam ne muy site ba nga xam ne foofu la chinois yi defoon seen base man sama xel dafa jàpp ne mën na nekk CM soo leen ko waxtaanee ndax suñuy xale dañuy dem Ngoundiane di fa jàngee di dem Xombal ak Touba Toul gii te su doonoon CM li wër foofu yëpp mënuma ko li mën nañu faa yem dinaa waxaat itam ci sama xarit sànq sama doom bii dëkk côté fii li mu wax ci affaire culture bi côté fii Touba Toul culture bi dafa xaw a néew doole te man loolu defa di li ma ñor suñu defoon ay classe d'alphabétisation en séeréer suba taxaw naa ci jàngale ci sacrifice ndax ñun suñu côté culture dafa xaw a kii tuuti te loolu wax dëgg ci dëkk bu toll ni Touba Toul waru fi woon néew doole wax na ci exode rural du ma ci sori mais dama koy laal exode rural il faut ñu xeex jigéen ku bàyyi doomam bàyyi jëkkëram dem Dakar di wëndeelu kon monsieur le maire na nga taxaw ci ay fonds de foyer des femmes équipé ko ak ay machines yoo xam ne dañuy def transformation ndax ñu mën a des ci dëkk bi toog ji dëkk bi liggéey ci dëkk bi yow sànq dem bii maa ngi lay déglu li nga wax nag yaa ngi koy jëfee maa ngi sant bu baax sa initiative yow nee nga soustraction bëggoo ko bëggoo division addition nga bëgg defe naa ak multiplication ba nga xam ne maa ngi lay déglu ci début à la fin te def nga ko ndax woo nga ñëpp ñu ñëw liggéey ci te loolu nga wax a tax ma taxaw ndax man xarabuma de du ma conseillère bokkuma ci commission mais loolu nga wax nga dëggal ba woo ma ñëw taxaw kon tu n'as pas fait la division tu as fait l'addition moo tax ma teew. xëy na damay ñëw tuuti rek si ay maanaam ay expression yu technique ya nga xam ne xëy na monsieur le maire doon na ko wax te xëy na ñi nga xam ne ay kilifa lañu ay mag lañu xëy na dëgg-dëgg boobu xaw na leen a jafe mu mel ni bu ne commission domaniale mooy ñi nga xam ne ñooy waru kër yi ñiy dagg kër yi comme ñi mu leerul woon loolu laa si bëggoon a leeral rek kon programme bi nga xam ne nii ñun moom la ñu fas yéene tàmbali si Touba Toul benn bi dinañu programmer ay journée de formation bi si njëkk mooy defal formation ñi nga xam ne mooy chef de village parce que ñu bëri nekk nañu chef de village waaye xamuñu ban rôle la ñu war a jouer si dëkk bi mbala rôle bi ñu war a am joxuñu leen ko gët gi joxuñu leen ko kon loolu bokk na si suñu calendrier bi nga xam ne nii si la ñuy commencer insha allahu rabbi muy calendrier ba nga xam ne weer bu jët dinañ ci programmer benn journée de formation kon chef de village yi foofu ñu jox leen seen gët li ñu war li ñu moom ñu jox leen ko beneen bi formation la ci parents d'élèves yi yoon yaakaar naa ne am na ab problème yu mu fa soulevé fu fekkonte ne parents d'élèves yi xam nañu lu xew
kon problème boobu ñoom ñoo koy régler seen bopp balaa si maîtres yi bala enseignants yi bala lu mu mën doon di si jot. parce que nit ñi mën nañu koo ñàkk a bañ a fay mais dañu xamul parce que ñun dañoo am culture boo may laaj rek li ñu may laaj danga may wax fu mu jëm donc ñu bu fekkente ne ni des séances de sensibilisation radiophonique lay nekk wala ñu inviter les chefs de village les chefs de quartier les jeunes présidents ASC yeeg yooyu ñu inviter leen defal leen des formations pour ñu multiplier loolu dina tax ba xaj na li ñuy soxla ci recettes yi ñu mën koo jot na mu waree. wax ci urgence yi wax nga urgence yi aussi muy am poñ bu ci des muy wàllum école yi am na des abris provisoires yoo xamante ne ni ñu ngi ci école yi te fi mu nekk nii boo xoolee fii ak mois de mars nag yi dañuy lekk saket yi élèves yi boo taxawee fee da ngay xool gis élèves yi ci biir ak poussière beeg situation yooyu yëpp donc ñu bàyyiwaat ko xel bu baax monsieur le maire. corniche bi nga xam ne fii moo jógee Caacaw jëm ginnaaw Ker Caaf jëm ginnaaw Kerlaman dem rond-point Kerlaman bi aussi ni mu amee gauche war na am droite jaar corniche boo xam ne fii war naa jaar ginnaaw Njóobel Payeen jaar avant ngay dugg Dudul dem rond-point yoonu Ker Sambakan bi bu ko defee aussi it tal bi nga xam ne fii maanaam moo jógee Ker Sambakan maa ngi doon dégg léegi monsieur Macky Sall bi muy def li nga xam ne fii mooy conférence de presse bi maa ngi doon dégg muy wax tali boobu war nañ koo defar tali boobu it aussi buñ koy defar boo ñëwee ba jub Mbéjee war naa beneen corniche boo xam ne fii di jaar ginnaaw Mbéjee dem ci yoonu Tiwaawan wi muy lu am solo beneen bi muy def mooy kër yi nga xam ne fii yàggoon na fi te amuñu woon kayit nga xam ne kër yi 1979 lañ ko doon lotissé kër yooyu war nañ ko recenser parce que amul woon kayit kër yooyu benn bu ci nekk war nañ ko recenser bu ko defee kër gu ci nekk ñu uutal ko numéro ndax àdduna di dox bu ko defee aussi it ñuy bàyyi suñu xel ne tubaatul tey foo mën a nekk ci àdduna bi tey boo ko localisé woon pour jëm tubaatul du la jox tubaatul xombol la lay jox bu ko defee loolu war nañ ci liggéey bu nga xam ne fii maan tey boo li koy see tubaatul daf la koy jox bu ko defee numéro yi nga xam ne ñoo la ñuy def kër gu ci nekk am numéro yow daanaka doo laaj kër goo jëm boo tapee rek mën ngaa dem ba ci buntu kër gi nga taxaw loolu bu ko defee aussi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax bu ko defee ci entrée Touba Toul war nañu fi def benn tableau bu mag boo xam ne fii du ñuy def Touba Toul 96 villages ak 5 hameaux bu ko defee mu ràññeeku bu baax a baax loolu ñuy bàyyi ci xel. bu ñu ñëwee ci wàllu transport dama dégg aussi ñu wax ci wàllu transport bu ñu waxee kenn ku ne ñu wax fiscalité yi ñu wax kenn ku ne côté ba muy fayee transport aussi war nañu am waar wala béy si commune bi parce que boo xoolee boo demee si commune bu Mbour kalandoo yi ngay gis fii 5000 francs la ñuy fay par weer boo demee Tivaouane même chose nga dem Thiès même chose nga dem même chose kon kalandoo yi bu ñu nekkee ci dëkk bi di fi liggéey aussi war nañu jël xaalis boobu pour luñ ci delloo si commune bi parce que mooy tax fi ñu taxaw ñu mën leen a indi ndox mën leen a indi courant mën leen a fajal leneen loolu itam day nekk si kii bi parce que pour mu wax ci parce que dama ci bokk moo tax ma mën ci wax mais aussi pour kalandoo yi aussi wala manière transport bi yëpp sax laay wax comme yoon yi ngeen wax noonu defalu leen ko waa Ngas wala ngeen defal keneen transport ngeen ko defal parce que client bu ñëw fii na Ngas tey kenn du ko yóbbu am na prix bu muy fay doo ko yóbbu boo ko yóbboo da nga koy defaat sa xaalis kon même bu ñu amee ay taxi itam war nañu am ay yoon yoo xam ne war nañu mën a dem pour jël client yi pour mën leen wàcc loolu itam da ci am solo ci wàllu génne garage bi aussi fële ne ci sorte bi am na njëriñ aussi mais am na ay risques ngeen sóoraale ko parce que bu fekkee dañoo tëb a tëb génne garage bi fële te amul lu ko jiitu xëy na mën na rey transport bi fii Touba Toul te boo xoolee ci Touba kii région de Thiès Touba Toul mooy deuxième garage bi nga xam ne moo fi ëpp lu muy transporter ay nit à part garage Thiès bi garage su Mbour bi yeneen garage yëpp Touba Toul moo la ëpp doole kon loolu yomb na pour garage Touba Toul te monopole boobu boo xam ne lañ koy utiliser kii bi ma ci amoon mooy garage su kalandoo bi ngeen def si ancien maternité bi moom la ñuy njëkk a génnee def ko ci rond-point bi en attendant oto yi nga xam ne dañuy dugg Touba Toul di génn yëpp ku taxaw da ngay dugg doo am droit wàcc client bi si kaw tali bi da nga am droit dugg ci biir da quittance doo ko génn pour mu ne parce que garage yëpp Sénégal noonu comme noonu la ñuy doxee comme loolu yomb na ci loolu laa xale gën a xalaat ne avant projet bi ñu war a nekk fii comme pareegul
soxlaagul garage bi di génn complètement ñu koy teel a génne dama xalaatoon ñu teel a génne garage su kalandoo bu ñu gëree garage su kalandoo bi bu nga xam ne nit ñi dinañ ko habitude bi dañ commencé tam léegi bu ko defee dina am beneen transport bu bees boo xam ne garage kalandoo bi daf koy gagné parce que yeneen dëkk yëpp seen problème mooy bu ñu wàccee ci péage bi du ñu am fu ñu dem dañuy obligé dem boo xambool jëlaat oto ñëwaat fii wala dem jël oto dem feneen wala dem ay reefan ak yooyu yëpp war nañu mën a wàcc parce que bu fa amee garage bu fa nekk ñoom ñëpp dinañ fa mën a wàcc. doon amal débat waxtaan yi nga xam ne moom la ñuy xayma xalaat ci naka la ñuy defee budget bi nga xam ne war nañ ko wote pàcc bi ci jëkkoon mooy naka la ñuy def ba koom-koomu commune bi yokku waaye itam bu yokkoo lan lañ ci war a def ñu xalaatoon ci domaine yu bari xalaatoon ci defaraat mairie bi ba mu gën a rafet gën ko rafetal ndax nag ay la yéwén fekk nañ mu màgget te fekkuñu fa matériel boo xam ne mën nañu permettre ñu liggéey bi ñu xalaatee loolu aussi xalaat nañu garage bi nga xam ne daa nekk ci xolu dëkk bi comme autoroute à péage bi jaar na Touba Toul ñu buddi ko yóbbu ko ci wetu autoroute bi pour que transport Touba Toul gën a dox waaye tamit daralu xar yi ñu am benn extension bu nekk ca wetu autoroute ba moom tam jege garage bi bu ko defee tabaski bu jotee ña daan ñëw Touba Toul di jënd si xar di mën di ñëwaat te nga xam ne léegi ñëwatuñu xombol la ñuy yem wala ñu yem Ngunjaan jënd seen xar weñeeku waaye ay la yeween ñu ci bari léegi bu ñuy ñëw autoroute bi la ñuy jël te comme pour dem ci dëkk yooyu faw nga jaar Touba Toul bu ñu jëlee daral bi mu jege sortie boobu yaakaar naa ku wàcc gis xar yi da ngay dem jënd sa xar ñëw yéegaat dellu Dakar wala ci dëkk bi nga jëm kon loolu nekk priorité ñu ciy ñaan askan Touba Toul yépp ñu jàpp ci pour que loolu mën a nekk balay tabaski bii incha allah ci kàttanu yàlla bu ko defee ki ñëw bu yorul oto aussi bu fekkee garage bi toxal nañ ko foofu day mën a womat xaram ndànk dem ci garage bi jël oto dem fu ko neex kon ñaari projet yooyu dafa nekk projet yu ànd yoo xam ne dañ ko xalaat bind ci fas ko yéene doxal muy investissement yi ñara njëkk a def bi ci topp mooy marché légume ba fële dañu gis ne dafa jaxasoo lool ñu bëgg leen fa defal ay mbaar ak ay cantines yoo xam ne ay place organisé ko bu baax bu ko defee dana mën a gën a dugal xaalis waaye tamit ña fay jaay danañ mën a nekk ci ay conditions yu gën yi ñu nekk ci wàllu santé ñu ngi ñaan état bi mu jàppale ñu parce que am nañ ci problème bu baax ndax poste de santé doyatul Touba Toul faw ñu am centre de santé à Touba Toul parce que 70 000 habitants ëpp na doy na sëkk waaw recensement bu njëkk bi tey bu jàpp naa ne dinañ mat 100 000 habitants jàpp naa loolu te kon ma jàpp ne 100 000 habitants fu ñu nekk war nañu mën a am centre de santé bu ko defee poste de santé yi fi nekk danañ gën a am doole case de santé yi danañ gën a am doole danañ leen désengorger tamit bu ko defee dana gën a baax ci wàllum éducation aussi mébét nañ ne at mu jot danañ miire parce que écoles yi fi nekk yépp 6 écoles képp lañ ci clôturer ci 37 écoles ñu clôturer ci 6 xam nga loolu tuuti na moo tax at mu jot bëgg nañ clôturer 5 écoles zone bu nekk ñu jël fa benn école ren ci yi ñu jàpp mooy école u Gàdd Sindiane Parba ak école u Mbampana ak école u ci la unte yooyu lañ jàpp ci la ñuy tàmbalee waaye tamit classe salle de classe yi nga xam ne dañuy waaj a daanu wóoratul kenn ñaanu ko mais mën nañuy jàng ba ci biir mu daanu te bu daanoo fekk fa xale yi musiba lay jur kon classe yooyu fas nañu yéene réfectionné ko waaye tamit bëgg nañ di tabax ay salle de classe at mu jot pour wàññi li ñuy woowe abri provisoire parce que nag domaine boobu état daf ko transféré pour vraiment communes yi di ko jëlal seen bopp en charge di ko ci dimbali te wax dëgg yàlla abri provisoire man jàpp naa ne ci Sénégal 2025 waratu fee am man loolu laa jàpp kon ci wàllum agriculture aussi sàkku nañ ci ay forage ak yu ni mel pour nit ñi nga xam ne suñu yaay yi nga xam ne fajar la ñuy jóge fi 4 heures du matin dem jas wala yeneen dëkk yi di fa daan doole journée 2000 bu ñu amoon fii ay forage ndox bu doy mën nañ fi bayee
mën nañ fi defee lépp donc ci tënk rek pàcc bu nekk am na luñ ca xalaat lu ñu ca def wala lu ñu ca bëgg a def loo xam ne am nañ ci mébét mu rëy a rëy. En orientation budgétaire damay ñëw pour marquer l'empreinte de l'école comme yàlla dogal na ne nga da ngeen di procéder pour la clôture des écoles par zone donc loolu dama leen koy nangul bu baax de toute façon na nga jàpp ni école bi ma nekk muy école Kër Thiaf daal sunu voilà beneen bi ci topp nag mooy le problème de la mutuelle de santé communautaire bi nga xamante ni man maa koy jiite ñu am problème de casement de la gérante amuñu fu mu casé wu tout chaque fois ba bu yàggul rek dañu dem ci hôpital bi pour jéem a naxante ak l'ICP pour mu wutal ñu benn bureau benn espace bu mu ko dugal foofu malheureusement ba léegi nii loolu dañuy nekk di taqalante ak moom ak cantine Ndoura Sène donc loolu aussi ñu ngi la ci interpellé bu baax beneen bi ci topp xam naa pour bañ a kii ñun wàcc la Dakar dañu élaboré woon benn plan d'action pour la mise en place d'un espace vert de vie comme ni ngeen ko waxee loolu aussi c'est l'occasion d'en interpeller li nga xamante ni mooy la commission domaniale parce que commission yi aussi dañoo xaw a transversale